daleen nag jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am téeméer ak juróom faj nañ leen tey ba ñu wër am na juróom-ñaar yi nga xamante ne ni ñàkkaat nañu si seen bakkan braquage yi daal dinay tàmbale waat ca dëkk bu sell boobee di Touba ñi di def katu ñaawte fi nag ñoo fa wàccati talaata ci ay boori minuit ca Gédé. danañu àddu ci biir xibaar yi ci mbirum tonton tubaab di français boobee di R Minguez di gérant wu association bi mu dippee action en faveur des enfants de la rue ca Louga moom moomee nga xamante ne ni daal nañ koy teg loxo ngir pédophilie ci ay taalibe mineur yu seen at toll ci diggante juróom jàpp fukk ak benn danañ leen dikkaatal ci xibaar bi ak naka rek la ñu def ba teg loxo kii di tonton tubaab kaddu yu xalif général bu Léona Niassène mujjee yëkkati di ci tëkku njiitu réew mi Macky Sall ne dina yebal ay jinne càppale si bu leen jéemee tere seen ziara annuel bi ndax mbas mi ki nga xamante ne ni moo di Serigne Arabi Niass daal dinay woote janoog taskatu xabaar yi di si rek indi ay kaddu moom moomee def rek lu dul rectifier la nga xamante ne ni moom la xalif général bu Léona Niassène yëkkati. njiitu réew mi Macky Sall inauguré na démb si talaata ji SMIT di service des maladies infectieuses et tropicales bu bees bi ca hôpital Fann si noonu Macky Sall kan la tuddee boobu infrastructure danañ leen ko xamal waaye itam danañu wax ci naka rek la kii di professeur Seydi lancé pic Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ci kanamu njiitu réew mi. mbirum Petro-Tim bi tamit danañu ci àddu ak fan la dossier ba mujjee nga xamante ne ni ñu ngi ci doon tuumal maire bu Guédiawaye waaye itam njiitu association des maires du Sénégal ci wàllum corruption moom Aliou Sall ana fan la mujjee ak àttekat gi lépp rek ci bu ñuy yaatal lañu leen koy leeralal njàng meek njàngale mi dañu ci àddu ak rek lu ñeel proposition UNESCO boobee di viser njàngale éducation sexuelle ci école yi ay dëmbooj ak Mamadou Talla yépp daal nañu indi seen xalaat ci mbir minimel mu am ñu xam le ni ancienne comédienne bi di Néné Komé daa génn àdduna loolee nag dara amu ca ndaxte moom moomee ci boppam di Néné Komé daal dinay def ab vidéo bu gàtt daal di ci réagir la mu xam le yépp ci bu ñuy yaatal lañ leen koy xamal artiste bi di Sidiki Diabaté mu ñu tuumal wàllum violence ci soxna sa mu doon bëggantal di Mame Sita ba taxoon ñu placé ko sous mandat de dépôt ca prison centrale bu Bamako depuis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre daal dinañu koy bàyyi ni ki démb ci talaata ji li nga xamante ne nii yépp am na ci comme xibaar ci bu ñuy yaatal lañ leen koy gën a faram-fàcceel laata ñu ci toftal xibaaru tàggat yaram li moo ciy gën a fës nees tuut ñu yaatal. am na ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. mu ngoo ko ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci xibaar yi comme niñ ko tàmm di defee mbas mi la ñu koy dooree ci suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu yor wàllum wérgu yaram wi tey junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama la ñu testé ci ñoom ñooñee téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo ca amee coronavirus bi ñeent fukk ak ñett yi dañu leen wàll benn bi jógee biti réew dugg ci réew mi juróom-ñeent fukk ak juróom ya di ay cas communautaire téeméer ak juróom faj nañ leen tey ba ñu
wër ñeent fukk ak benn sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na juróom-ñaar yu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xamante ni bam ñu ganisee ba jamono ji may waxee ak yéen fukki junne ak juróom-ñett ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi doomi aadama ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñooñee ñu faj si lu tollook fukki junne ak juróom-ñaar ak ñaar téeméer ak benn ñeenti téeméer ak ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan jamono jilee may waxee ak yéen junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn doomi aadama ñoo ko amee fii si Sénégal ñu leen si traité. njiitu réew mi Macky Sall ba muy présider inauguration centre hospitalier universitaire bu Fann bu service bu beesu maladie infectieuse et tropicale ñu naan ko SMIT bu professeur Moussa Seydi jiite daal dinay dankaaf askanam si mesure barrières yi Macky nag nee na mi ngi lancé appel ngir ñu vigilant ci respecter mesure barrières yi ngir xeex fii feebar bi le di Covid 19 bi si noonu njiitu réew mi ne règle yi nekkul ne daa neex autorités yi rek ñu digle ko waaye nag ñi nga xamante ne nii rek ñoo di ay expert si ñoom ñooñee la ndigal la jógee ba loolu weesoo njiitu réew mi ne ñuy ignorer sax geste barrières yi di soofantal takkub masque yi distanciation physique bi wala sax di weddi ne feebar bi li am na ñoo ngi mettre en danger askan wi laata muy naan ñoom ñooñee yaakaar ne feebar bi li amul nañu xalaat malade yi ak seeni souffrance ma junj leen ko léegi ci bopp xibaar yi braquage yi daal dinay tàmbalewaat ca dëkk bu sell boobu di Touba defkatu ñaawteef yi ñoo fa wàccati talaata ci ay booru minuit ca Guédé benn station d'essence nag la ñu song yóbbu sàkk ba ñu defoon seen xaalis ba noppi gaañ gérant bi ci bopp ak seen cisaille ba ñu yoroon moom moomee sax daal dinañu ko yóbbu urgence ca hôpital ngir ñu defal ko premier soins yi soo muy tuulee maçon bi ay atam toll si fanweer ak ñaar di Papa Abdoulaye Sarr dinañ teg ci ndoddam ñaar fukki atub réclusion criminelle gannaaw ba mu comparaître ca chambre criminelle bu Dakar ngir tentative de meurtre ca atub 2017 ca Pikine ginnaaw raay la Papa Abdoulaye Sarr bojjee paak juróom-ñaari yoon kii di Gora Daf ngir simple histoire boolu dof ñoom ñaar ñooñee def na sax ñetti weer ya nga xamante ne ni duñu wax bés ba mbir mi di am Gora Daf da doon lekk ceeb ci buntu boutique ba si noonee mu woo Papa Abdoulaye Sarr ngir mu ñëw lekk ñu bokk boolu ceeb ba Papa Abdoulaye Sarr daal di koy tontu ne ko moom moomee am na la mu jëndee la mu lekk si noonu la ñu weccante ay kàddu yu ñagas laata ñuy songoo xeex Papa Abdoulaye jam juróom-ñaari yoon paaka Gora Daf teg si dagg làmmiñam bi jam ko si lexu càmmoñ bi mu jural ko góom ba nga xamante ne ni xóotaay bi yemoon nag juróom-benn centimètre jam ko it si jëbi si loxo càmmoñ bi ak yeneen ñetti jam-jam si mbaggam bi Papa Abdoulaye nag da doon jéggalu waaye ñaar fukki fan ci weeru janvier atum 2021 dañuy àdduwaat ci mbiram. nu ma leen ko diggee woon rek laa koy defee damay àddu si nag la ñu jàppee tonton tubaab di français boobee di R Minguez di gérant wu association bi di action en faveur des enfants de la rue ca Louga ama moomee nag daal dinañu koy teg loxo ngir pédophilie si ay taalibe mineur ñu seen at toll si diggante juróom jàpp fukk ak benn si nawetu at 2019 bi ak taw yu rëy yi la tonton tubaab tàmbalee woon di héberger taalibe yi nekk si seen këram googee ne mënu leen a bàyyi ñuy nelaw ci taw yi si noonu la jëlee këram gi jagleel leen ko waaye dëkkandoo ya ànduñu si woon teg ko pression ne ko na bàyyi xale yi bu guddee ñu ñibbi seen kër gannaaw ba ñu amee njàkkare si doxalinu tonton tubaab li ni mel tax ba moom moomee di tonton tubaab dem loué beneen kër installé wu fa aménagé fa ay néeg ngir loger taalibe yi ba ñu jotee nag ay xibaar ca commissariat bu Louga si wàllum pédophilie la ñu tàmbalee def ay saytu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi ñu nekk la ñu civilu laata ñuy yem ci benn taalibe buy génnee ci kër ressortissant français boobee di jooy ba ñu ko laajee xale bi daal di leen di xamal ni tonton tubaab da ko sàkku ci bërëb ba policier yi fekk nañu fa ñaar fukk ak ñetti tout tànk ki ñii toog ñii tëdd ci ay matelas tonton tubaab nag ba ñu koy jàpp fekkuñ ci moom benn document administratif ba nga xamante ne ni mooy firndeel ni autorisé nañu ko ngir mu héberger mineur yooyu.
leneen sorti xalif général bu Léona Niassène bu mujj bi ñoo ngi koy waxtaanee ba tey jilee ci fàttali Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma dafa tëkk woon ni dina yebal ay jinne pale ci bu leen njiitu réew mi jéemee tere seen ziara annuel bi ndax mbas mi kàddoom yooyee moo tax sax ba imam ratib bu cité bi di Serigne Arabi Niass wootee janook taskatu xabaar yi ngir def fàttali bu ndaw si lu njiitu réew mi def ngir seen cité boobee Serigne Arabi Niass nag nee na bu ñu waxee la nga xamante ne nii wax bu ñaaw la kii di Macky Sall kon ñoom ñoo ñëwee gorewuñ ndax njiitu réew mi dafa mës a taxaw Léona Niassène ba tax mu yaakaar ni seen cité bi dañu ko war a delloo njukkal si noonu mu ne duñu ko mës a beddi ndax lu mu leen defal moom moomee njiitu réew mi Macky Sall ba loolu weesoo la leeral ni njiitu réew mi sax mësul wax ni dañuy tere ziara annuel bi wuuteeg loolu kay day préparer benn surprise ngir gunge leen ci noonu mu ne daa yaakaar ni nag lu am du lenn lu dul erreur. ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz njiitu réew mi Macky Sall daal dina inauguré démb si talaata ji SMIT di service des maladies infectieuses et tropicales bu bees bi ca hôpital Fann si noonu Macky Sall ne daal dinay tuddee infrastructure boobu professeur Seydi laata muy naan tàmmuñu di tuddee benn centre ka nga xamante ne ni dafa exercer responsabilité di professeur Seydi waaye nag Macky nee na centre boobee professeur Seydi daa mérito ñu tuddee ko ba loolu weesoo la xamle ci kanamu ña fa nekkoon ni professeur Moussa Seydi moomee sax moo joxe idée wu amal infrastructure boobee ba noppi piloté projet bi di acte ba nga xamante ne ni dafa am solo lool ci waxtu wile mbas mi jaaxal àdduna bi. si bilee xibaar laay des ak yéen ba tey chef service des maladies infectieuses et tropicales bu centre hospitalier national universitaire bu Fann di professeur Seydi daal dinay lancé pic ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr si ba ñuy inauguré SMIT bu Macky Sall jiite woon ba muy def déclaration professeur Seydi bu amoon réero ak ministre tutelam bi di Abdoulaye Diouf Sarr mu yor wàllum santé bi si manière bu muy communiquer daal dinay tàgg njiitu réew mi gannaaw ba mu ko jaajëfalee ba noppi xamle ni njiitu réew mi daa mës a courtois dëggu te honnête ndax dafa mës a respecter seen liberté de médecin ak seen liberté de communiquer ci noonu mu ne sax njiitu réew mi woon na leen ngir octroyer leen ay moyens financiers yu ñu soxla ngir amal seen projet bi kàddu yi leen nag professeur Seydi mi ngi ko yëkkati ci kanamu Abdoulaye Diouf Sarr mu teewee woon inauguration bi ba mu jëlee kàddu njiitu réew mi tamit daal di ne dikkaat ci ay kàddu professeur Seydi yi daal di xam ne ni dëgg la ni dañoo war a respecter liberté médecin yeeg scientifique yi laata muy naan moom Macky Sall manière bu ñuy communiquer dérangé wu ko benn yoon. lan moo arrivé njiitu réew mi Macky Sall dafa sonn wa illaa dafa jaaxle si yokkute ba moor yi si mbas mi bu ñu sukkandikoo ci journal bi di L'As laaj boobee lu ñu war a samp la ndax démb ba ñuy inauguré SMIT njiitu réew mi da doon rendre hommage général Mamadou Niang mu génn àdduna waaye nag nee nañu njiitu réew mi daa amoon ay jafe-jafe ngir tudd way làkku boobee gannaaw ba mu doon juumee rek di naan Mamadou Sow te bàyyiwu si benn yoon xel ba protocole bi moo intervenir ngir mu rectifié wu ba tey bu ñu sukkandikoo ci L'As mën na am njiitu réew mi xelam dafa nekkoon ci beneen général di Mamadou Sow alias Nogas bu mu diggoon chef d'état-major général des armées. ci mbirum Petro-Tim lay addu di dossier bi nga xam ne dañu see tuumal Aliou Sall wàllum corruption bu ñu sukkandikoo ci Libération àttekat bi daal dinay tëj procédure bi daal di prononcé ci non-lieu bi ngir mu gën a leer njiitu kuréel gu ëmb maire yu si Sénégal waaye itam di maire bu Guédiawaye toppeetuñu ko lenn ci procédure boobee di mbirum Petro-Tim ci fàttali ubbi woon nañu benn information judiciaire contre X ngir association de malfaiteurs ak détournement de deniers publics, fraude fiscale ak blanchiment de capitaux. waajur bu jigéenu honorable député bi di Aïda Mbodj daal dinay indi ay seede yu rafet ci doomam ji ca micro télévision Futurs Médias mu nekk supportrice su njiitu réew mi Macky Sall moom mooy nee na lu mu bëgg mooy doomam jile di Aïda Mbodj dem rejoindre mouvance présidentielle bi nekk ci wetu njiitu réew bi Macky Sall. ma addu ci njàng meek njàngale mi ak mbirum éducation sexuelle bi nga xamante ne ni UNESCO moo ko proposé ngir ñu koy jàngale ci l'école yi
bi ki nga xamante ne nii nag moo di Aïda Mbodj daal dina si réagir fële fu ñu ko xaareewul woon ba tax mu bett ñu bëri moom nag Aïda nee na li ni mel débat bu sensible la waaye nekkul luy doog a tàmbale ndax nee na méthode d'éducation bi ni mel jur ay débat suñu waajur yi ñu ngi koy def déjà bu ñu sukkandikoo si moom erreur de communication la ndax rek gouvernement bi dafa waroon réagir laata muy indi débat ci ba muy amal tukki nemmeeku ca Institut national de formation des jeunes aveugles bu Thiès maanaam école buy tàggat ndaw yi nga xamante ne ni dañoo gumba ca Thiès Mamadou Talla daal dinay àddu moom it ci proposition UNESCO boobee di viser njàngale bi éducation sexuelle ci école yi Talla nekk nee na dañoo am suñu ay réalité religieuse ak culturelle laata mi naan fas yéene wu ñoo soppi suñu programme te amul lenn lu ci bees du amit coppite du amit module bu bees du amit li nga xamante ne ni mooy révision de programme ba loolu weesoo Mamadou Talla yokku ci ay kàddoom sax ni ca ministère de l'éducation nationale maanaam ministère bu yor wàllum njàng meek njàngale mi amu fa benn coppite te du mës a am ngir nag muy leer ci bopp askan wi mu xamle ko. Kaana du bàyyi Kaana du xalaat bandi du xees ak jeu de mots yi ni mel ci infidèle tax na ñenn ñi ne Mouhamed Sall dafa juddu ngir amuser galerie bi waaye demeewul noonu ndax Mouhamed Sall alias Capo mi ngi dugg ci cinéma par effraction te jeu d'acteur bi imuram bu mu décalé daal dinay weesu yeneen casquette yooyu yëpp mu nekk infographe de formation Mouhamed Sall passionné wu ci rap def ci xolam défendre concept tam bile di saa su ne da nga war a gëm sa bopp ci noonu sax la xam leen ni ba muy def terminal daa amoon problème ak seen professeur bu leen yoroon matière bile ñuy wax mathématique ndax bëggul woon kuuram boobee tax ñu dakkoon ko définitivement ca école ba si noonu mu ne bañ ko dàkkee école ba comme que dañu doon doog a tàmbale waajuram bu jigéen jox ko koppar ngir mu dem bindu ji ca beneen l'école mu dal di ñëw nee na fii si Ndakaaru jënd ay produits di jaay café si buntu école ba ñu ko dàkk waaye itam mu inscrire en même temps alliance française bu Kaolack di fay def cours du soir ci matière yi di anglais philosophie ak français laata muy déposer candidature libre ci bac bi daal di koy rek décrocher. leneen mu am ñu xam le ni ancienne comédienne bi yàgg bégal sénégalais yi ci théâtre di neen ne comédie daa génn àdduna moom moomee di neen ne tardewul benn yoon ci réagir ci boobu les rumeurs ci réseaux sociaux yi moom nag ab vidéo bu gàtt la def daal di si xam ne ni mi ngi sant yàlla bu baax laata mi nan ñu fësal xibaar bi ni mel ci moom nañu xam ne dina dem moom moomee si seen dëcc ñoom ñëpp laata muy naan nii la ñu fi defoon Golbert Diagne ba mu dem def ko fi tamit ku nekk ba ñu dem sax bakkan bu ñam dund dina ñam dee mu xamle ko ci vidéo wam boobee moom Néné Komé vidéo bu beesu couple bi di Abdoulaye Diop Khass ak Soumboulou Bathily def na buzz ci réseaux sociaux yi jur ay réaction yu bëri ci boobule vidéo nag ñoo ngi si gis Soumboulou tëdd di bajantu Khass di koy laaj lu xew mu ne ko rek daal lekk yàpp rek dal di tëdd moo ko jàpp di vidéo ba nga xamante ne nii jur na ay reetaan yu bëri seen vidéo boobee ci TikTok sax lañu ko fësal. artiste bii di Sidiki Diabaté mu ñu tuumal wàllum violence ci soxna si mu doon bëgganteel di Mama Sita ba taxoon ñu placé ko sous mandat de dépôt ci prison centrale bu Bamako depuis ñaar fukki fan ak ñeent si weeru septembre daal dinay génn ca kaso ga ni ki démb si talaata ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2020 bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci benn note bu ay jege ñaali Sidiki yu bëri fësaloon ci réseaux sociaux yi Sidiki dafa tawatoon def na ay bés état di doy waar ba tax ñu defaloon ko sax perfusion si noonu ñu ne it depuis juróom-ñetti fan ci weeru octobre régisseur beeg infirmerie bi ak benn médecin joxoon nañu àttekat bi demande d'hospitalisation ngir état de santé Sidiki Diabaté ak insuffisance sous soins yi ci prison ba. ba tey rek ci mbirum Sidiki Diabaté bu ñu sukkandikoo ci manageram ak kuréel guy xeex métital yu ñuy teg jigéen ñi daal dina ñuy bàyyi Sidiki démb ci talaata gi sous caution gannaaw ba mu génnewee ñaar fukki junne ak ñetti euro war a yem ak fukki million ak juróom si suñuy koppar si noonu manager Sidiki bi di Ali Traoré ñu gën koo xam si turu Castro daal dinay xam le ni def nañu démarche yëpp ba am bàyyi ndëgganeku ci kii di Sidiki Diabaté
gannaaw ba mu versé caution. Manager bi nee na tamit da doon xaar nit ñi wàññeeku ci lu wër maison d'arrêt bu Bamako ngir mu yóbbu ko sans bruit ci kër ga, waaye teewul mbooloo mu takk lool ñoo ko accueillir gannaaw ba ñu ko libéré. ñeenti élèves yuy def classe bu terminal ñooy chantage comptable bu nekk seen école privée boobu ñu naan ko Ndeye Fatou Dieng ak ay photo nuit gannaaw ba Ndeye Fatou jékki-jékkee gis ay yenn vidéo am ci site pornographique yi di seen porno ak babi porno gannaaw ba ko fa kocc divulgué si noonu comptable bi jaaxle lool gannaaw ba mu xamule naka la kocc def ba am boobule vidéo am nga xamante ne ni borom këram bu nekk ci réewum États-Unis képp la ko yónnee ngir béggal ko ci vidéo am boobee nga xamante ne yaramu neen la ca def di def ay mbir si noonu rek ñeenti élèves yi di ko si chantage ngir lekk si moom xaalis gannaaw ba ñu si profité wee kenn si ñoom dem wax ko ni gis nañ sa vidéo ci site Kocc bi te mën naa la booleek benn informaticien bu ko mën a supprimer si site Kocc boobee si bu ko joxee lu tolloog 150 000 francs CFA. Plainte bu soxna société moo tax ñu teg loxo ñeenti xarit yooyee démb ci talaata ji lañu leen doon àtte ca tribunal des flagrants délits bu Dakar ñuy def terminal ñoom ñoo ñee di a Silla Oka Diène alias Abou informaticien ak CHM Niang peine d'avertissement lañu leen écopé. noonu lay xuusee ci tàggat yaram international U23 bi di Ndiaga Yade daal dinay rejoindre rangu marié yi attaquant sénégalais wu FC Metz bi daal dinay célébrer mariage am ci discrétion ci week-end bi mu judd Saint-Louis ci atub 2000 Ndiaga Yade génération foot lañu ko formé laata muy rejoindre FC Metz ci été 2019 bi gannaaw ba mu remporté championnat wu Sénégal ak académicien yu Déni Birane Ndaw depuis nag te lu exercice bi jeune sénégalais boobu bi ay atam toll ci ñaar fukk mësula génn ci groupe pro bi rax ci dolli dañu koy faral di titulariser équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi koy souhaiter heureux ménage moom ak soxnaam. ca Belgique laa jëm jeexalee ko fa ak mbirum sénégalais bi di Mbaye Leye club belge bi di Standard de Liège daal dinay fësal turub entraîneur am bu bees bi gannaaw demu ba technicien français bi kookee nag du kenn ku dul ancien international sénégalais bi nga xamante ne ay atam a ngi toll ci fanweer ak juróom-ñetti di Mbaye Leye gannaaw ba ñu ko tànnee ngir mu wutu Philippe Montanier xibaar wi nag club bi ci boppam moo ko xamle ci ab note bu ñu fësal.